Kira c'est Ndeye Khady Soumaré, sénégalaise. ñu xamee ko ci coach en gestion de couple, coach en séduction mais balaa loolu yëpp may xamee ci écran yi ak podium yi ci création lingerie yi ma doon def di ko wane di valoriser suñu culture sénégalaise moo valoriser lingerie maay bi jóge ci loolu nag gën a yokk liggéey bi mun naa waxee noonu moo tax ma taxawal coaching bi pour gën a dooleel jigéen ñi gën a comprendre nan nañu war a doxalee seen ménage pour que ñi gën a am résultat yu ñu bëgg déggoo ak seen borom kër yem ci ñoom voilà ñi santé ne daal jigéen nañu mat sëkk te lu leen war ci jigéen def nañ ko mu mat sëkk donc loolu la. avant ñuy ñëw ci loolu lan mooy cursusu Kira. cursusu Kira j'ai fait primaire franco-sénégalaise, secondaire Yalla Soren, cycle après le bac Institut africain de management, deuxième promotion. J'ai suivi là-bas un bachelor en marketing management. jóge ci nag di continuer di gën a dooleel sama liggéey parce que maa ngi def ay formation tout le temps, formation en stylisme, formation esthétique, formation en tant que chef d'entreprise féminine. yooyu yëpp laaj na ma voyager dem defi ay yeneen formation suñu ministère nag du commerce jàppale ñu bu baax ci liggéey bi donc loolu yëpp def naa ko di continuer tamit di gëstu ci yenn fànn yi lu jëm ci diine bi li jëm ci gën a xam àdduna bi ma koy gëstu ak ay nitu xam-xam ak tamit ay téere yu ñuy bind di ci wax loolu moo tax tey sama liggéey riche parce que domaine yu bëri laa boole pour mun ko taxawal. da nga jàng li ngay def ci gàttal. mooy li ma wax dama jaar ci formation yi bëri formation yi différentes matières différents fànn loolu laa boole tey pour gën a mun taxawu jigéen ci sëyam mais amul spécialisation ci domaine boobu uniquement amul dafa laaj na def ay parcours yu bëri ne dem ba di def sa recherche bopp am benn niveau nag bu kawe en connaissance ne def say recherche ñu nangu ko. lan moo tax choix boobu parce que wax nga sa cursus bari na foo jaar mais lan moo tax choix coaching jigéen ñi. alors choix bi dafa dikkee rek ci évolution nit xam na maa ngi doon taxawu jigéen ci yére yi ñuy sol biir néeg muy nekk ay yére yi xamante ne dafa sensuel lool muy dooleel jigéen mais ma gis ne am na ay jigéen nga xamante ne résultat bu ñu ci bëgg a am amuñu ko affaire bi jaaxal ma lool ma def ci ay gëstukaay bu mu ko defee ba pare ma xam ne mbir bi nekkul ci yére bi mais ci seen ñàkk xam-xam bu bari ak ñàkk feex ci seen xel moo leen ko yóbbee donc ci kaw loolu ma gën a xam bagage yi ma yore yépp ci xam-xam ma xam ne fii mën naa leen fa taxawu tamit donc bu ma. est-ce que du tamit bëggoon yére yi gën a jar moo tax nga dugal ci loolu. non du question yére gën a jar parce que man dama nekk nit bu xamante ne nit laa soxla taxawu nit daf ma mos a neex loolu moo mos a nekk sama bëgg-bëgg loolu moo tax bu may defi sama branche di def management dama bëggoon am ay connaissances ci domaine yi bari pour mun taxawal ay unités yu xamante ne dafay dimbali nit yi bu baax. di créer emploi et en même temps di jublu tamit ci lu xamante ne amagul man loolu dem seetlu naa ne dafa nekk lu ma bëgg parce que maa ngi commencé ci lingerie yi di valoriser lingerie bu ma koy def marché bi saturé wul du tout ci domaine boobu. pourquoi lingerie parce que wax nga ni coaching bi mi ngi jóge ci vente lingerie yi alors lingerie yi pourquoi. lu tax ma jël lingerie bi ci yére yi parce que dama gis ne côté vêtement macha allah amoon nañu ay marques yu baax yi fi nekk di travailler bubu bi di travailler costume yi di travailler robe de soirée yi ma xam ne foofu ma ñëw fa damay nekk dans la masse toujours indiwuma vraiment une valeur ajoutée pour indi woon une valeur ajoutée pour man dafa laajoon ma dem ci domaine bu xamante ne kenn développé gu ko woon ma bëggoon tamit nag mu bañ yem ci sénégalais yi kese di ko consommer mais ñi ci nekk bitim réew africaine yi tubaab bi suñu xoolee produit bi ñoom it ñi am envie dugg ci te loolu pour na mën ko réussir dafa laaj na travailler communication bi bu baax loolu nag moom ma ci gën a poussé. d'accord bu ñu ñëwee si Kira en tant que coach lan nga.
maa ni coaché fu mu nekk nii lépp lu jëm ci communication buy feeñ ci wax ak communication bu xamante ne du wax may jëf la ndax nit da nga ko war a taxawu ci fànn bu nekk nit ku nekk dafa am ci moom lu xamante ne mu ngi nelaw te loolu su ko yeewoon daf koy gën a dooleel donc sama liggéey mooy dooleel nit lépp lu jëm ci travailler doxinam travailler habillement am travailler doxe comportement voilà ay branche la mais développement de comportement ci tubaab laa ko gën a mën wax donc loolu mooy sama liggéey travailler nit comportement am te ku wax comportement yaa ñi laal benn branche ci communication loolu la. ban tranche d'âge ñoo lay seet si. alors famille yi ñëw fii c'est des femmes mariées jeunes mariées et la vingtaine la trentaine la quarantaine cinquantaine bi très peu et de plus en plus maa ngi ubbeeku di wax les femmes yi nekk niveau université ñi xamante ne toll nañu ci marié wu nu am nañu place tamit ci sama liggéey. d'accord suñu ñëwee rek naka lay demee. alors suñu ñëwee seet si ma rek c'est comme soo demee ci docteur rek na war a wax sa jàngoro ñu xool ko suñ ko xoolee nag ñu mun xam lan lañ la war a prescrire. dañuy ñëw mais comment ça se passe dañuy ñëw ne la lii ak lii mooy suñu problème mooy sama problème nga toog étudier ko joxaat leen rendez-vous wala nga dafa am loolu di jaay wala loo en plus de xelal bi naka lay demee au fait. alors coaching bi may def soo waxee coaching mooy danay taxawu nit ci mu atteindre objectif am donc forcément ay taxawal plan la ci waxtaan la luñ koy waxee loolu ñu wax la fooy jaar ñu saafara sa problème bi. léegi nag su fekkente ne problème bi na posé dafa laaj na jënd ay bagages yooyu su fekkente ne man dama koy jaay ci sama boutique dama la koy prescrire na jënd ko su fekkente ne nekk na lu xamante ne yoruma ko fii mais feneen na ko war a wuti dama la koy prescrire tamit na wuti ko feneen. le plus souvent lan mooy nekk problème mu jigéen ñi majeure partie ñu lay seet si lan mooy problème mu jigéen ñi lu ci gën a fréquent lu ñu lay exposé. alors lu ci gën a fréquent li may exposé mooy envie dundal seen mariage parce que dañuy toog ci routine donc ñu bëggoon vraiment indiwaat ay feem am na ñu dawalaatee vraiment seen sëy dundaat ñenn ñi loolu la ñeneen ñi dañu am problème de communication seen jëkkër dafa noppi torop te bëggoon nañu gën a waxtaan am ñi nga xamante ne dafay am lu ñuy bëgg a découvrir ci seen vie d'intimité te mënuñu ko gisaguñ ko daal ñu bëggoon xam nan luñ ciy xëccee seen borom kër pour egg ci foofu am ay femmes yi xamante ne ñoom duñu timide c'est la timidité elles sont très timides elles voudraient que ça change d'autres qui ne se sentent pas posées qui recherchent certains aspects ci jigéen la douceur ñu bëgg a travailler ci ñoom ci côté boobu. lu la exposé daal ci seen ménage kii am na saafara bi. waaw parce que man lépp lu dem ci domaine vraiment nit améliorer ko yokkal ko feem bagage connaissance mën-mën man loolu laay taxawu jigéen ak góor ñi aussi. waaw parce que say góor la ak jigéen ñaari nit la jigéen ñi wax nga leen la seet si trentaine ba quarantaine mais est-ce que góor ñi est-ce que di nga am ay clients góor. dinaay am client góor parce que ñoom léegi comprendre nañu bu baax liggéey bi may def. suñu toogee di waxtaan dañuy gis ne que effectivement am nañu tamit besoin bi et là dañuy ñëw parce que dama leen di wax ne ku nekk ak sa besoin ñoom tey seen besoin mooy comprendre seen soxna yi parce que comprendre ñu bu baax comportement jigéen ñi di am ci seen biir mariage daf leen di jaaxle lool. beneen bu ñuy am tamit mooy du ñu bëgg tellement bégal seen soxna en intimité que bëgg nañu xam tamit est-ce que nuñ koy doxalee noonu la parce que duñuy dégg yenn remarques yi ci bëggoon ci. vraiment xoolaat seen bopp am ñeneen duñu nëpp seen jabar bu baax mais gis ne que madame moom dafa xaw a distant bëgguñu ko perte ñi ñëw pour waxtaan ci loolu. mais Kira seet na ni da nga tubaabe trop gis nga interview bi sax ni mu tubaabee d'habitude ñi yàgg ñi seetaan suñu interview bi nañ ne tey ñii tubaabe nañ ku tubaabe comme yow naka la mën a jongee bay joxe ay feem. parce que gis nañ ni góoru Sénégal yi. dañoo bëgg jigéen bu joŋee bu bëgg ay feem bu kii mais Kira da nga tubaabe loolu naka la mën a àndee. bon ça dépend ci ni ñuy déggee tubaabe man dama jàppee ne tubaabe mooy ku nga xamante ne dana émancipé wu dana ubbi sa xel dana jàng beneen làkk
sama cursus ni fi ma ko jaarale moo tax ma xaw a takk sama làmmiñ takk ndaxte man sama yaay métis la ma màggee ci milieu chrétien nekk di fréquenter ay tubaab donc ñoom laa màggal vraiment sama ndaw yëpp ak ñooñu laa ko paasel donc loolu mooy tax. kon li may wax ñëw na Kira dafa tubaabe. waaw mais dañuy leeral. waaw mais ku tubaabe naka lay joŋee bay joxe fem moo ñu jaaxal. mais tubaabe terewul nit ki lu la intéressé rek dañ ci xarañ man dama intéressé wu ci lu xamante ne sama population daf ko soxla ma taxaw ci gis na loolu laay wax ne sama mbokk yi ni góorgóorlu di jàng bu baax gis na jàng ñëpp ko moom. du tubaab bi kese ko moom. waaw mais Kira su ma nee tubaab bi waxuma la ci jàng parce que fii am na ñu bëri ñuy toog di joxe ay feem di génne ay feem di jaay. wala ay sër ak yooyu ñoom ñëpp jàng na mais tubaabewuñu comme Kira nu mu tubaabee nii comme ni ñuy gisee femme sénégalaise bu joŋee ni muy joxee ay feem Kira melul noonu alors est-ce que loolu tamit du xaw a nekk benn frein si ñenn ñi lay gis yenn sénégalaises yi pour bëgg ñëw si yow parce que ñun modèle bu ñu gis. esprit bu ñu am si jonge jigéen bu ñu xoolee Kira di naan kii dafa tubaabe boo demee tubaabe la lay jaay. j'aime bien tu sais ay façon nit moo am la population sénégalaise dafa bëri ay catégories ñun ñëpp ay sénégalaises ñu mais ku nekk environnement bi la yaree mooy def les petites différences gis na ku ci nekk ñooñu na gis ne dañuy jonge soo leen demoon laaj. seen parcours c'est normal que ñoom ñi gën a dund ci aada bi man nee naa la sama yaay métis la métisu libanaise la donc lii mënul ñàkk ci man waaw mënul ñàkk ci man te lii dafay wane rek Sénégal dafa nekk dëkk bu xamante ne dafa bëri ay genre te ci genre boobu nag ñi ma nuru ñoom duñu ñëw seet ci Kira. mais est-ce que tamit genre Kira warul doxalee de telle sorte que ñëpp dañ ci gis seen bopp parce que ku la seetaan yaakaar naa ni mooy li nga wax sénégalais yi bokkul ku la seetaan ñu tubaabe ñi comme yow ñooy ëpp ñuy ñëw ci yow que yeneen sénégalais yi te ñoo yaakaar naa ne ñoo ëpp ci population. pourtant maa ngi ce qui est extraordinaire maa ngi am ay clientes yi nekk ci biir Sénégal ñi nekk très loin Saint-Louis Kaolack ñi nekk ci diaspora bi. mais est-ce que di nga ñi nekk ci banlieue bi. da ngeen bokk mentalité bay mën a communiquer ba nga leen jox ay feem. yaakaar naa ne ñi ñëw ci man c'est parce que duñu sentir seen bopp. mais est-ce que dañ ñëwaat. dañu ñëwaat moom franchement te li gën a neex ci liggéey bi nit ki su jëlee initiative bu boppam wax la ne vraiment li ma fi dile woon gis naa ci jëriñ bi. sans pour autant yow na pousser leen pour ñu wax la parce que nit soo koy pousser pour mu wax la dana la wax lu la neex mais du la wax dëgg bi. waaye tamit Olof Ndiaye daan wax ni que ku la dàq joxe ay feem. ay conseils du ko utiliser. ça veut dire que la plupart ñiy coacher ñoom seen jëmmu bopp soit dañuy divorce yu bëri. soit duñu sax marié. bay joxe ay feem. tu sais moom laay wax souvent sama ay interview yàlla mooy maye yàlla daf lay may un don daf lay may du xamante ne dañ ciy raw saay morom mais souvent loolu du pour yow sa bopp pour ñeneen la. soo ko comprendre rek na noppal sa bopp parce que danay xool médecin bi dafa jàng métier mun ko di ci am résultat yu jeex wante te du tere day feebar. waaye bokkul. su feebaree mu dem ci moromu médecin am mu fekk ko. waaye bokkul. lu tax bokkul. xam nga médecin ak joxe ay feem bokkul parce que yow mii dem bay joxe ay feem. xam nga nan la ak naka la. li ko xam nan la ak naka la da ko war a utiliser si boppam ba pare. waaw nga xam ni bu boobaa bu taxawee di wax gars yi dinañ ko gën a mën a bàyyi xel parce que dinañ gis kat kii kat boo demee li may wax nii moom lay jëfee ba toog fa. alors ça dépend de ce que tu entends mën femme bu ñuy wax suñu ay femme pour lan la woon pour ay situation yi bëri sëy lu koy téye ak problème yi nekk ci biir bëri na bëri waaye bu nga xamante ne dafa complexe. man su ma joxe fii ay feem néew ma leen que feem yi soo leen ko appliqué doo am wujju moo soo leen dégg Kira wax loolu du ma leen wax ne lii soo ko defee tu auras tous les hommes à tes pieds objectif bi du loolu objectifu sama liggéey mooy dimbali nit mu sentir ne niveau 0 la nekkoon léegi egg na niveau 5 wala niveau 10 ci bën ay bagages mën ay feem man loolu mooy sama liggéey yow danay xam ne mënoo woon dara à part defar sa lal mënoo sax togg wala mënoo sax recevoir nit ma won la ni ñuy recevoir nit ma jàngal la ay plats yi nga xamante ne franchement soo ko présenté sa borom kër day kontaan. d'accord mais loolu yëpp ba tey rek. déet pour nga toog sa sëy xam nga loolu ngay joxe pour xale jigéen ñi toog seen sëy. du question toog rek sa sëy mais pour que sa borom kër gis ci yow que yow
tu as quelque chose yow am na dara waruñu la xas que yow amoo dara te tey situation mariage yi dafa complexe xam na li am solo mooy yow mi di coacher yow xam na ne kenn fasewu la parce que mënoo téye kër danay divorcer pour d'autres problèmes plus pointus il y a des problèmes plus pointus or coaching bu ñuy gën a travailler ci nit yi pour jàngal la nooy téye sa kër pour jàngal la nooy mettre sa bopp en valeur bokkul ak yenn problème yi de il y a des problèmes tellement pointus sa goro yi su fekkente ne non mais kii li ngay jàngale nii waaw ku ko mokkal waaw nga yow mi ko mokkal bay dem bay jàngale alors ku ko mokkal dëggantaan ak problème bu complexe bu mën ci am wax nga koo mën a dékku parce que kat am na lu bëri loo xam ni à travers yow sa coaching jàngal nga ko nit ki ba nit ki dina am patience ba nit ki tamit dina il y a beaucoup de patientes qui ne prennent pas le temps de terminer leur séance complètement dañ koy jàng ba moitié bi dem seen yoon gisuguma kenn ku xamante ne ñëw na tënku tout le programme de A à Z benn partie rek la ñuy def ti encore une fois li tax ñuy def benn partie bi peut-être ñàkk moyen moo leen di tax waaw wala ñàkk moyen wala ñi am yenn dog-dogi parce que am na ñu bëri ñi xamante ne dañuy topp seen liggéey dañuy bëri liggéey di la wax toujours aw ma temps wala ñuy xaar ba seen problème nekk à un stade bu nga xamante ne saafara ko du benn fan du ñaari fan ñoom ñu bëgg na faj leen kut ci benn fan ñaari fan comme yow rek noo koy defee léegi nii di ne ñett ku am feem kenn warul la mënal dara dana war a coriace loolu amul fenn ci doomu aadama dafa am limite elle n'est pas parfaite ça c'est important on n'a jamais dit qu'un coach mooy ku na xamante ne dafa parfaite amul. léegi est-ce que yaakaar nga ni que métier bi ngay def li ngay def téye na góoru tey. oui parce que tu entends beaucoup d'hommes qui sont très contents pour le travail que je fais di la gën a encourager ci liggéey bi dina ne loolu la parce que ñoom loolu la ñu soxla dañu bëgg tey ay femmes yi xamante ne ci naka dañu bëgg ay femmes yi nga xamante ne vraiment duñ leen di mun toppatoo attentionné si ñoom dafa am ku nekk ak looy recherche genre lal bi comme ni nga koy jàngalee xale yi lal bi feem yi carte yi nga yor di ko jàngale ak li nga wax nii yëpp yaakaar nga ni loolu téye na sëy téye na góoru tey loolu am na solo dans le ménage dafay dundal ménage dafay dundal bu baax ménage parce que ñu koy consommer seen bopp reconnaître nañu que ça leur fait du bien jigéen ñi koy consommer dem nañu ba gis ne ndekete lii ku ci taxaw dëgg dana am résultat boo bëgg sa jëkkër mooy ban résultat sa jëkkër di la déggal sa jëkkër di ànd ak yow sa jëkkër nekk ku xamante ne daf lay am sa yërmande am na femme bu na xamante ne woon daawuloon def feemi mais bu mu defee feemi déglu ma bu baax comprendre fi may waxee mu appliquer ko comme ni mu ko koy conseiller mais elle a vu que son mari a changé après 18 ans de ménage. Après 18 ans de ménage elle a pu obtenir benn résultat bu xamante ne yàggoon na ko bëgg ak jëkkëram te amu ko woon. duma may anecdote bi mais li am solo mooy elle a attendu 18 ans mu xamal ci diggante bi changement di am ci couple am. mais pour yow jigéen bu xasee bu dugg ci biir néegam ba tëj naka la war a doxalee. non loolu lu may wax ci écran bi ça c'est pas Kira. non waxuñu la nga développé mais nga wax boo xam ni ku la dégg dina xam fan ngay waxee. loolu mënuma ko wax. genre boo déggee ne la bu duggee ci biir néegam nan lay doxalee genre comme li nga wax sànq mën na oyof mën na def fee mën na def lii am c'est pas parce que bu ñu nee su duggee ci biir néegam. alors day kàddu bi day dépasser non. alors lu ñu mën wax rek ci biir néeg mooy nit ku nekk dana war a comprendre li koy dundal soo comprendre lu koy dundal na taxaw ci mu correspondre ak moom li muy xaar dana ci jëlee kontante bu mag a mag loolu lu am solo la donc mooy lu mu lay wax rek ménage dafa particulier couple bu nekk cas bu particulier la. noo gisee explosion boutique lingerie yi que mu nekk ci marché yi wala ci Facebook bi. boutique lingerie yi man kontaan naa mu bëri damay ñaan yàlla muy gën a bëri ñuy valoriser nag lu ma ci gën a neex nag mooy ñuy valoriser suñu ay lingerie parce que loolu dafay gën a tax nit yi gën a respecter suñu liggéey di ko nangu jënd prix bu ñu leen di proposer
et su boobaa marché bi dina xaw a prix dina xaw a tolloo parce que ki yore bagage am nekk ci këram di ko jaay bokkul ak ki xam ne dafa yore magasin am adresse bu xamante ne neex naa gis na ñëpp ñëw jënd day tax rek famille am ay possibilités yu bëri pour di mun bégal seen borom kër. d'accord mais dañuy wax ni aussi yéen ñiy jaay feemu jigéen ñi am na ay bagages yoo xam ne day joxe feebar bu ko jigéen ñi di utiliser parce que jigéen ñi dafa mel ni comme sans limite lépp nañuy consommer. rek pour neexal seen sëy. alors dégg naa loolu te gis naa ko mais man bokkuma ci parce que yenn produits yooyu je ne le fabrique pas et je ne le propose pas non plus ci place bi mais effectivement lu am la te loolu lu koy yóbbee souvent c'est parce que conservation produit yi moo nekkul dans les normes ndaxte lu ñuy defar sa loxo à base de produits naturels dafa nekk lu xamante ne dafay gaaw a yàqu si tu ne mets pas yenn éléments yi xamante ne moo koy conserver te la plupart des femmes yi xamante ne ñooy defar seen ay mélange di ko jaay pour neexal si xamuñu produits yooyu di conserver donc loolu mooy tax au bout d'un temps day yàqu donc soit mu yàqu ci loxo ki koy jaay te xamu ci dara wala mu yàqu ci ki ko jënd parce que daf ko denc lu yàgg te utiliser wu ko boobu nekk benn fànn bu mu munee am problème beneen buy indi problème tamit ci produit yooyu mooy le fait que femme di utiliser ay quantités yi xamante ne dafa bëri rythme bi dafa fréquent ba pare degré foraayu produit bi élevé yooyu ñooy indi jafe-jafe. d'accord Kya ñu ngi lay gis ci benn télé léegi da nga nekk Kira animatrice Kira. animatrice. oui. boutique bi dafa doxatul xanaa. ça n'a rien à voir soxna si. ah mais c'est des rumeurs qui courent que Kira ni affaire bi doon doxee léegi boutique yi nekk ci internet bi ak xale yi ubbi ay boutique lingerie ñoo tax de telle sorte que boutique am ni mu daan doxee dafa xaw a wàññeeku alors dafa mel ni Kira dafa reconvertir nekk animatrice. ah non 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 Kira ne fait que augmenter ses activités Kira nekk na ku na xamante ne macha allah yàlla daf ko may xel may ko ay diplôme donc mënuma yem ci benn affaire. damay dégg ci dara après doolu lañ ma dégg mais taxul ma bàyyi ko dama yokkaat beneen activité donc la boutique elle est toujours là mon bureau de cabinet coaching est toujours là mes animations à la télé sont là pour renforcer toujours liggéey bi may def parce que c'est important nit yi xam ne animation bi may def à la télé ça reste toujours dans mon domaine d'activité gestion de couple ak séduction. Ce n'est pas pour exister mais c'est pour être encore plus proche nit ñuy seetaan parce que tey dama bëgg a dimbale jigéen ñi bëri jigéen ñi fu ñu munti nekk donc chaîne bi tey dëkk bu mu munti nekk ñu koy seetaan ñëpp dañ ciy jot mu nekk lu xamante ne am na un très bon retour parce que ñi bëri duñ la ciy ñaanal loolu moom ci gën a neex nag ci émission yi duñ may ñaanal parce que gis ñu nekk solution yi may indi à la télé amal na leen njëriñ bu baax. à part animation bi ak coaching bi c'est lan ngay yëngatuwaat. pour le moment jàppaleen leen gis rek.